chers internautes yu enquête 221 dal leen jàmm ci li gën a fës ci at yëglekaay yi ñu commencé koog les échos yéenekaay mu del soit ci élection locale yi ak xëccoo gi nekk ci mairie bu Dakar yéenekaay bi dalal Mame Mbaye Niang bokk ci candidat yi nga xam ne ñu ngi xëccoo mairie bu Dakar bii moom borom liste parallèle bu Benno Bokk Yaakaar di xam ne ci biir yéenekaay bi ne gis nga candidat yi nga xamante ne ñu ngi xëccoo mairie bu Dakar bii amul kenn ku ci am programme man kase man dong maa ciy wax programme jamono ji Mame Mbaye Niang yemul ci loolu ndaxte yàkk na lu mel ne xamee DG yeeg yenn ci ay ministres yoo xamante ne ñu ngi ànd ak Macky Sall mii ne amul lenn lu ñu liggéeyal Macky Sall bi lu du nekk ci seeni bureau bëgg a toog ba élection jot ñu bëgg a xëcc baatu askan bi te lii mënta nekk Mame Mbaye Niang ci biir yéenekaay bi ñu laaj ko ci violence bi nga xamante ni mu ngi bëgg a tukkal réew mi la ba ca tontu lu simple la képp koo xamante ne nii yaa ngi bëgg a taal réew mi ndax rek nee nga dañ la sonal dafa fekk ne da ngaa irresponsable da ngaa faible lii doo nga tax ngeen bëgg a taal réew mi Sud du Quotidien ubbi xët buy yaatu jagleel ko coog poste premier ministre bi nga xamante ne nii Macky Sall bëgg na ko indiwaat yéenekaay bi del soit ci plan bi ni mel tey xam ne gis nga njiitug réew mi la mu namoon ci poste premier ministre bi lépp mujjee naa mat te nag il faut ñu fàttali ne réforme bi ni mel dafay changer gouvernement bi te il faut que nit ñi xam ne bés bu ñu defee réforme bii nañu jàpp ne gouvernement bi ci boppam dañ koy tas dana am ay ministres yoo xam ne dañ leen di tëbal yéenekaay bi des ci remaniement bi nga xamante ni ñoo ngi koy waajal ne ci jamonoy élection locale la ñu nekk te am na Macky Sall nu muy defee ba dàq ñenn ci gouvernement bi rek mooy dana def ab impact ci élection locale yi ñu jëm en tout cas yéenekaay bi mu ngi del ci élection locale yi ñu jëm tey laajte est-ce que sax dina am yemu ca ndaxte mu ngi laajte tamit législative yi ak présidentielle yi est-ce que Macky Sall mi pare na pour mu am ci réew mi lii moo jar a laajte Vox Populi moom ubbi xët bu yaatu jagleel ko musiba mbaa bokk bëgg nga xamante ne ni Gaston Mbengue yëkkati na ko ci réew mi yéenekaay bi dañu xamal ne kàddu gu ñaaw gu tollu nii musuñ koo dégg ci réew mi moom Gaston Mbengue moo ko njëkk a yëkkati yekk lu mel ne xamee Barthélémy Dias mii ca Walfadjri yéenekaay bi ñu xamal ne kuréelu média bi yépp génn nañu moo xam Sénéra correct ba ci Simpix ñoom ñëpp dal ci Gaston Mbengue mii rawatina Walfadjri te di leen di artu ci genre émission yi nga xamante ne ni mën na yëkkati fitna ci réew mi yéenekaay bi del soit ci kàddu promoteur de lutte bii di Gaston Mbengue ne bu ñu moytuwul nag dana yëngal réew mi ndax acharnement dëgg la def ci kaw Barthélémy Dias waaye Sénéra moom boolewu ciy wax dafa xëy fajar teel mise en garde Walfadjri waa correct moom dañoo mujj autosaisir Simpix ne ñoom tam duñ des ginnaaw ne danañ jël bépp disposition ba genre émission yi mel nii dootul amati en tout cas sa wet ga moom waa Walfadjri ci boppam ñu ngi ñaawlu kàddu Gaston Mbengue yi nga xamante ne nii ba mu ko yëgatee ba léegi Sénégal gi mu ngi riir Moustapha Diop di directeur Walf TV di xam ne ci biir yéenekaay bi ne fii ci biir Walfadjri amul kenn ku rafetlu kàddu Gaston Mbengue yi nga xamante ne nii ñaaw na lool ba fu ñaaw yem lii Quotidien ne Gaston Mbengue kay gémmiñam gi xamoon nañ ne jàmm du ci génn ndax gëj na génn lool ci média bi te saa yu génnee rek wax musiba moom promoteur de lutte bi fi mu toll nii ñoo ngi koy yekk lu mel ne xamee ci réseaux sociaux yi ndax kàddu yu ñàkk orma yi nga xamante ni teg na ko ci kaw Barthélémy Dias ak famille yéenekaay bi des ci kàddoom yi moom Gaston Mbengue tey xam na ne bañ ko invité ca Walf TV daf ne gis nga famille Barthélémy Dias bëriwuñ ci réew mi matuñ sax téeméer te tey ji bu ñu leen dajale woon taal leen tam du wàññi dara Sénégal gii yéenekaay bi ne ak luñ ci mënti wax kàddu yu ñaaw na lool ba fu ñaaw yem te mën na indi nag fitna ci réew mi waaye Sénégal moom boolewu ciy wax moom ak yeneenu organisation des médias ñaawlu nañu loolu kàddu Gaston Mbengue yi ba fu ñaaw lu yem da koy xamal moom promoteur de lutte bii ne sa gémmiñ gii nag jot nañu ñaw ko le Témoin yéenekaay moom ñëw ci musiba mbaa kumba gi nga xamante ni amoon na ci biir palais de la République yéenekaay bi del ci audience u Djibril Ngom di waa ji trahiroon waa Yewwi Askan Wi fële ca Matam gannaaw bañ ko defee mandataire yi Yewwi Askan Wi foofu ca Matam mu bàyyi ba heure dépôt liste yi jot mu daw ak liste yi ba kenn gisatu ko moom Djibril Ngom moom nga xamante ne ni moo trahir waa Yewwi Askan Wi ñoo ngi ko mujjee gis ca biir palais de la République ni ki week-end bii waaye yéenekaay bi def na ci révélation yu rëy tey xam le ne nekkate ka nekkoon ci suuf di xam du kenn ku dul Farba Ngom moo lijjanti audience bi te bu ñu waxee dëgg rek te dëgg tax président de la République Macky Sall bëggutoon audience bi waaye Farba Ngom moo mujjee forcé nekk ci nopp président de la République bi di wax ba président mujjee koo nangul lii moo mujjee feeñale scandale bi nga xamante ni amoon na ca biir palais yéenekaay bi ne luy njëg di njaag de Farba Ngom mooy njaag ndax moo dugal président de la République ci musiba mbaba kumba gi nga xamante ni rafetul benn yoon ci suñu histoire réew yéenekaay bi ñu xamante ne gis nga Farba Ngom moom ak président de la République a yem ñoom ñaar ñëpp dañuy encouragé jëf ju ñaaw ji nga xamante ni Djibril Ngom def na ko te encouragement yi weesuwul enveloppe bu rëy bi nga xamante ni jël nañ ko jox ko Djibril Ngom mel ne ku koy félicité ci jëf ju ñaaw ji mu def waa Yewwi Askan Bi alerte yéenekaay ne en tout cas woote ak jàmm gi nga xamante ni waa cadre unitaire de l'islam ñoo ngi koy woote ci réew mi gannaaw opposition bi fas yéene nañoo jàkkaarloo président de la République yéenekaay bi di ñu xamal ne ca jamono boobu Barthélémy Dias moom activité bii mu duppee doxantu mujjee naa yegg ci Serigne Maodo Sy Dabakh ba moom sang bu tedd bii mujjee recevoir Barthélémy Dias lépp yéenekaay bi dellusiwaat na ci l'info yéenekaay ne ci jamono boobu de Sénégal li nekk ci ndoddam gii ci bor attanatu ko yéenekaay bi dalal Abdoulaye Daouda Diallo miy weddi yenn tuuma yi nga xamante ni ñoo ngi koy commencé jàllale ci média yi moom Abdoulaye Daouda Diallo di xam ne ci biir yéenekaay bi ne Sénégal donte yor na bor lu tolloog 886 milliards waaye teewul dana continuer di leb ndax am na yenn projet yoo xamante ni lu ci mel ne TER durée bi mu ngi nekk fii ak 30 ans ba ci 40 ans kon nag projet yooyu mën nañ ko gunge ak ay bor di leb di ko réaliser ba bi pare ndax fayaguñ ko léegi si moom Abdoulaye Daouda Diallo di xam ne ci biir yéenekaay bi ne am na ci yenn projet yoo xam ne faw ñu leb ngir mën ko réaliser yéenekaay bi def ci taxaw seetlu ci leb gi nga xamante ni état bu Sénégal gi mu ngi koy leb ne booy xool ci juróom-ñeenti at Macky Sall gouvernement bii li mu leb ci alal kenn xamul lu mu toll boo koy xayma ëppalee na ñeent yoon nguuru Abdoulaye Wade mi nga xamante ne nii lu mu deedee mu ngi doon leb waaye mujj koo sonal l'observateur ubbi xët bu yaatu jagleel ko candidat wu Benno Bokk Yaakaar ci mairie bu Dakar bii di Abdoulaye Diouf Sarr yéenekaay bi def entretien bu yaatu ak moom waxtaan ak moom ci tànneef gi nga xamante ne nii def nañ ko digganteem ak Amadou Ba ak programme am bii ñeel mairie bu Dakar moom Abdoulaye Diouf Sarr dellusiwaat ci mairie bi nga xamante ne nii mu ngi koy dékku programme am ak yéeneem lépp yéenekaay
yéenekaay bi dellusiwaat na ci yéenekaay bi dellusiwaat ci waxtaan wi nga xamante ni amoon na démb ca palais de la république ñeel kilifa diine yi nekk ci cadre unitaire de l'islam ak président Macky Sall waaye waxtaane nañ fa situation politique bu Sénégal kaawu Khalifa Ababacar Sall ak bu Karim Wade yéenekaay bi dellusiwaat ci position bu président de la république rawatina ci convocation Barthélémy Dias bi lépp gi ci biir yéenekaay bi La Tribune yéenekaay moom dellusiwaat ci convocation député Benno Bokk Yaakaar yi nga xamante ne nii ba ñu leen wooloo ba léegi si gisaguñ leen ca tribunal yéenekaay bi laaj ci dossier bii fan la toll lan moo tax ba léegi si député Biaye ak Sall jàkkaarloo guñu ak justice lan moo nekk ci ginnaaw seen dossier bii ba tax na seen dossier bii yeex lool lii moo jar a laaj ci réew mi quotidien moom dellusiwaat ci kàddu yi ñagas yi nga xamante ni Gaston Mbengue yëkkati na ko teg ko ci kaw Barthélémy Dias yéenekaay bi di xam le ne gis nga Gaston Mbengue mii doyatul ci réseaux sociaux yi ndax ñoo ngi koy yekk lu mel ne xamee ci kàddu yi ñàkk kersa yi nga xamante ni yëkkati na ko teg ko ci Barthélémy Dias ne fi mu toll nii famille Dias ëpp ñu téeméeri nit ci dëkk bi li waroon kase moo di ñu jël famille boobu taal leen te su boobaa tamit du wàññi ci Sénégal gi lenn yéenekaay bi di xam le ne gis nga Corée Synpics ba ci Sénégal ñoom ñëpp ñaawlu kàddu Gaston Mbengue yi tey laajte nag yoon lan lay xaar ci kàddu Gaston Mbengue yi nga xamante ni mën na yëngal réew mi ci jamono boo xamante ni cadre unitaire de l'islam ñu ngi woote jàmm ci ëttu politique gi kàddu Gaston Mbengue yi est-ce que du indi fitna ci réew mi waaw kay question baa ngi noonu waaye nag Sénégal na seen xol sedd gémmiñu koy baw moom mënut a wax jàmm bàyyi leen ko mi mbaw mbaw yi rek comme li muy nirool lii doo nga fi sës ba suba ak jàmm incha allah